bés bi tey nag ñuy ñëw ci xew-xew bu jot impacté mboolem secteur ci Sénégal muy grève bi daanaka majorité ñi yëngu ci wàllum transport gépp observé li tax nag mu nekk lu sérieux mooy bi yoon yemul rek ci benn bànqaas mais jumtukaayu dem ak dikk yi gën a am solo ci réew mi te 90% population bi di ko jëfandikoo moo xam minibus Tata yi Njaga Njaay car rapide taxi yi ba ci borom camion yi ñii ñoo mànkoo def benn say amal benn grève boo xam ni sénégalais yépp ko yëgandoo depuis lors nag bari na ay réeroo surtout diggante population bi emprunté moyen de transport yi ak acteurs yi moo xam chauffeur mbaa jiital syndicat yi am na sax ñu jàpp ni seeni bëgg-bëgg warul tax ñuy yàqal sénégalais yi seen liggéey seen njàng mbaa seen activité loolu aussi mënees na ko comprendre surtout ci kuy xëy te amoo salaire mais mbir bu ci nekk rek pour mën ko gën a comprendre dafay baax nga nekk dans la même situation que doomi aadama bi laa di nga mën a porter benn jugement bu objectif ñun bi ñu toogee analyser yëf yi dañ ne pourtant chauffeur mbaa transporteur bi yor ay oto di jox ñeneen ñu koy dawlal di ko verser bés bu yàlla sàkk moo ne ñoom ak sénégalais biy jóg fajar dem dàqi la mu dépense suba ngir njabootam mën a dund ndekk ñoo bokk même situation li ñu mën a jàpp foofu mooy ni grève transporteurs yi impacté sénégalais yu ci bare bari ba liggéeyi wuñu ngir am lu ñu yóbbu kër ga noonu itam la ko chauffeur yu bare bari yëgee kon lan moo leen jaral ñoom ñu takk seen biir te mu leer leen ni bu ñu dawlul tey dépense du am mais teewul ñu sacrifié wu banque seeni loxo ni duñu téye volant bi lu ko waral lii mooy la grande question bi ñu doon seet ñun balaa ñu ci àddu ngir mën a leeral naka la ñu yeggee ci lii nga xam ne mënoon naa ñàkk ci bu ku nekk defoon la mu war a def moo xam état chauffeur yi ak transporteurs yi. déjà ñu bari nee nañ dawalkat yi waroon nañ teel a artu askan wi balaa ñu yegsi fii ndax mbir yi dafa bette mais nañu bàyyi xel ni lii lépp processus la du lu xëy rek sotti maanaam grève bi nañu yam rek ci les faits sans commentaire. bu ñu jëlee ministre bi ñu dénk dem ak dikk bi muy Mansour Faye bañ koy nommé ci bopp secteur boobilee en novembre 2020 ñoo ngi tey ci décembre 2021 un an un mois benn at bu tegal weer biñ koy nommé moom fekkoon na ci ministère boobu ab plateforme de revendication ak grève bu ñuy waajal bàyyi ko ci kuréel gi ëmb mboolem syndicat transporteurs yi maanaam ñoom waa cadre unitaire des syndicats du transport routier du Sénégal dawalkat yeeg borom oto yi dañoo tënkoon ci këyit ay poñ yoo xam ni jàpp nañ ni lii moo mën a tax secteur bi mën a jëm kanam ba annoncé woon grève donc seen grève générale bi ñu nemmeeku fan yi novembre 2020 lañ ko waroon amal daañu ñëw ci vidéo bii yenn ci poñ yi gën a am solo ci li ñuy sàkku léegi Mansour Faye di door a ñëw ne leen may leen ma tuuti ma régler mbir yi ndax maa ngi soog a toog yamu ci mais dafa ànd ci mboolem poñ yi ko transporteurs yi proposé woon ak chauffeurs yi mu d'accord ci lépp ñaan leen ne leen may leen ma diir ma saafara mbir yi. ñu may ko un mois. jëlee ko novembre yóbbu ko ba décembre. wootewul waxu ci. amul négociation amul moom mi ne woon mën naa. wootewul néewul lii laa man ba ñu demaat grève un mois. mu mujj xool woote urgent. 1h du matin. ñu ne comme ñun ñoo bokk réew mi nañ ko wuy ji. ñu yee ñëpp ñu ne la woon départ wuti. 1h du matin dem wuy ji ko. dem jam ñaajo ñu dem toog foofu jam ñaajo ci ministère bi. ca ministère ba. dem fa ba 3h moyen. li mu waxante woon ak syndicat ya ba signé ko lépp. nit booy wax li ngay wax da nga koy nar. wax def ko yàlla moo ko mais da nga koy nar. mais Mansour day wax loo xam naru ko. la mu signante woon muy jour samedi ci guddi le 3. bët set dimanche mu wante boole ñu ak secrétaire am ak ay directeur am. ñu ñëw situt taxaw woo journaliste yëpp ñoom ñooy wax de. d' accord nañu lii jubóo nañu lii d' accord nañu lii jubóo nañu ba mu jeex. ñu ne kon Sénégal yéen a ko dégg léwé nañ moo doon ñëpp dem du benn buñ ci def. donc li mooy mbir mu njëkk bi jur jafe-jafe yi maanaam kilifa bu dul wax dëgg da ngay toog ak say nawle ngeen ay gor waxtaan ba tënk ay mbir ku ne joxe kàddoom nga wëlbatiku def leneen lu bokkul ak li nga diggee woon ku ne da ngay régler problème mu transport te laaloo lii nga xam ne mooy source problème bi moo jur lépp da ngay sonn mais ëllëg sénégalais yi daañu wéy di jànkoonteel ak même jafe-jafe yi te duñu xam ne mu demee diggaloo fas yéenewul def moo indi lii lépp. léegi nag climat bi li mu jur mooy kilifa gu dul wax dëgg li mu créé ci secteur dem beeg dikk bi mooy transporteurs yi ak chauffeurs yi dañ ne ñoom léegi Mansour Faye nekkatul seen ministre ndax benn du koy sàmm kàddoom wala boog xamul ñaari salaamaaleykum ci liñ ko dénk. transport yàqu amuñu ministère.
kon léegi lan rek moo des. y a ministère des transports non. waaw xam nga ndax ma ne amuñu ministère. oui ministère bi ñu yor. ñaar dañ ko jàngat ci moom. mooy Mansour Faye. Mansour Faye des transports mooy dëgguwul wala amul compétence ci liñ ko jox. Mansour Faye dëgguwul wala amul compétence ci liñ ko jox. lii nag buñ ko nemmee ko ci benn bërëb mooy rupture de confiance am na ñaar ñoo xam ni kenn ki dafay jéem a naxaate ba jàll keneen ki amatul kóolute dafay am li tubaab di wooyee dialogue du sourd kenn du dégg sa morom. le 1er décembre 2021 bii rek muy bés bi njëkk ci grève bi Mansour Faye décidé woon na wooluwaat acteuru transport yi ngir toog waxtaan comme na ma ko daan defee mais gars yi dañoo lànk ba tëdd ci suuf pas pour bañ a toog ak moom mais nee nañ na ko yeneen ministres yi nga xamante ni laale nañ ci wàllum dem ak dikk bi teewee mais du ñoom ak Mansour Faye dong ndax lu mu wax du ko def du koy sàmm kàddoom. actuellement lii mooy problème principal bi léegi nag lan la transporteurs yi chauffeurs yi di sàkku 11 points fukki poñ ñu tegal benn lañ bëgg gouvernement bi taxawu leen ci mais ci càkkuteef yooyu noonu dañ ne même bu lépp sottiwul am na ñett yoo xamante nii bëgg nañ ci solution ci ni mu gën a gaawee te gouvernement moo leen ko diggoon ci la ñuy ñëw. benn bi mooy cheraayu papier yi lay permettre en tant que chauffeur bi daan dooleem mbaa groupe transporteur nga mën a exercer say mbir te lépp nga teg ko ci yoon. nee nañ benn bi mooy permis de conduire bi nga xam ni 10 000 jàpp 12 000 la warul dikkee te tey dem na ba 32 000. ñaareel bi nee nañ mooy agrément yi maanaam kayit bi firndeel ni yow kat am nga statut ci secteur transport bi agrément boobee warul leen dikkee 7500 tey dem na ba 30 000 renouvelable maanaam da nga koy yeesal jamono gu nekk. gannaaw boo amee agrément da ngay wut aussi licence bi lay permettre nga mën a yëngu ci wàllum yóbbu ak delloo ay doomi aadama. licence boobee ñu waroon am ci 7500 yóbbu nañ ko ba 60 000 dafay dem aussi ba 200 000 te da nga koy renouveler régulièrement ba tey transporteurs yi chauffeurs yi ñooy wax. te nee nañ charge yi yëpp nag bokkul ak yeneen i mbir yi ñuy daj ci tali bi ak takk der yi moo xam taximan car rapide njaga njaay minibus tata ba ci chauffeur camion yi transporteurs yi chauffeurs yi ñooy wax ñu ne même bu fekkoon ni seen i këyit motul sax ñu ne waaw. mais nee nañ da ngay circuler nekk en règle ak lépp mais takk der bi pour am lu mu fortaatu ci yow da lay bindal ay infraction yoo xam ne moom moo koy créer boppam ba noppi di la facture ay prix yu amul fenn boo ko deful ñu mere la. ma wax nag si lii ma tiim tey lii ma tiim ay amende forfaitaire la yoo xam ni ay policiers ñoo ko bind ak gendarme. te benn nit li ngay gis ci benn nit lañu ko bind. ndax léegi nga gis gendarme boo xamante ne bii da lay mere bindal la 12 000 francs te contravention 12 000 francs amul fu la gendarme bindal la contravention 12 000 francs abbi na weneen turu jàmbur def ci 6 000 francs mais contravention 12 000 francs amul te loolu bari na chauffeur yoo xam ne xamuñu ko lii na ma tiim lépp nag benn chauffeur moo ko dagg. moomu ñu ñuy duma rek di jël sunu xaalis boo demee bureau contravention yi léegi da ngay rang comme marché. attestation yi rek yoo xam ci machine bi ngay tiire ordinateur bi ci ngay tiire rek ay photocopie di attesté rek ku jóg bind léegi dem nañ ba contravention comme day fees seen poche lañ koy def da nga koo bañ a jox 1000 tëli bi piège yi poosam la koy def da nga koy wëri ëllëg ba gis ko mu ne 3000 nga may jox ma xotti attestation bi boo joxewul 1000 francs da ngay mel dañ daga lee tam dem lu ne lañ lay sosal ngir joxe 1000 francs yi force nga joxe ko dañ lay jàpp ci ataaya waaw nga dem ci keneen ki mun la caayen laa jàppe nga dem ci keneen ki mun la tey laa la jàppe maanaam ñu jël benn infraction di ko wutal juróomi baat. donc chauffeurs yi ñoom lii la ñuy jànkonteel ci tali bi maanaam même yor say kayit nekk en règle génnewu la ci ñoom takk der yi daal la créer ay mbir yoo xam ni da ngay mujj sonn joxe ngir bañ a tardé ci yoon bi. lii moo concerné borom camion yi njaga njaay yi car rapide ak taximan yi mais boo jëlee beneen secteur bi ñu jàpp ni moo gën a organisé wu muy waa AFTU borom minibus tata yi fii moom liggéeykat yi ñooy bëgg a dee moo xam chauffeur yi receveur yi non seulement ñu ci bari am ñu contrat yu baax mais aussi seeni salaire tax koo demee noonu te moonte 4 heures du matin la ñuy xëy duggaat seeni kër 23 heures jàpp minuit ak risques yi ci nekk lépp lu tax parce que borom oto yi nanguwuñu recruter chauffeur yu doy ak i receveur ñuy sàkku ci inspection du travail muy bànqaas bi caytu bërëb liggéeyukaay yi gën a gestu conditions yi ñuy liggéey ñoom ndax jàpp nañ ni exploitation moo am ci seen secteur boobu lee mais dafa am beneen poñ boo xam ne itam transporteurs yi chauffeurs yi ànduñ ci muy critères yi ñuy jëbalee permis de conduire yi
xam nga permis yi dañ ko catégoriser ay pàcc la comme 18 ans fukki at ak juróom-ñett war nga mën a am permis bu lay permettre nga dawal un véhicule léger oto bu ndaw gannaaw boo mokkalee code de la route boole ci mën dawal mais dafa am yeneen catégorie oto ñu leen di woy véhicule lourd oto yu mag yi faaw nga am 22 23 jàpp 25 ans jëm kaw ngir mën ko dawal am ci permis léegi nag gouvernement bi dafa décider yóbbu ko ba 30 ans maanaam ku amul fanweeri at doo ko dawal lii nag transporteurs yeeg chauffeurs yi ànduñ ci ndax ne nañ comme que ñu bari ci ñoom ay mag lañ seen wàllu wëy na comme métier yu bari ci Sénégal dañ ciy nekk ba magal sa doom ñëw wuutu la ci ngir mën laa noppal léegi nee nañ bu ñu fixé yenn catégorie permis yi à l'âge de 30 ans maanaam ku amul fanweeri at doo dawal yenn oto yi léegi ñoom seeni doom yi nekk ci dem ak dikk bi te majeur mokkal seen métier kañ la ñuy liggéey ba mën leen dimbali dañuy obligé xaar ba am 30 ans lii aussi beneen jafe-jafe la. dañ ko yokk ba 30 ans te loolu yéen ñi seeni doom sax bu ñu amee 22 ans dañuy doon chef de service yor leen ñun ñu bëgg bàyyi suñu doom ba mu am 30 ans mu door am permis ñëw bëgg ñoo yor ñu ni loolu ñu ne ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg. parti bi nag dañ ciy taxaw ndax daf ñu ñor lool xamuñu kan moo jël décision bii nii waaye suñu gis-gisu bopp la keneen mën naa am beneen xalaat bu bokkul ak suñu bos mais du décision bu sérieuse du décision bu ñu teg ci xam-xam li tax sériwul mooy mën a dawal maîtriser code de la route boole ci am yar boo nekkee ci tali bi lii dépendrul ci nit ki ñaataat la am nit ki mën na am 23 ans ñaar fukki at ak ñett di dawal di ko teg ci yoon ba noppi am maturité ci wàllum transport parce que da ko yàgg miin keneen am 35 ans fanweer ak juróom mais du sérieux mënul dawal respecté wul code daraam du ko teg ci yoon nit ki ni mu melokaanoo ci tali bi dépendrul ci at yi maam jikko la ak yar ba noppi jaar fi nga war a jaar ba mën dawal fi gouvernement bi war a concentré wu kay mooy xool anam gi ñuy délivrer permis de conduire yi corruption bi am ci visite technique yi ak manque de série bi ñëpp xam booy passé code lii moo jur accident yi ëpp yi am ci tali bi corruption mooy principale cause bi te ñëpp xam nañ ko lànk bañ koo wax moo xam état moo xam transporteur yi Sénégal soxlawul nga mokkal dawal ngir am permis da ngay corrompre yor xaalis facilement ñu lijjanti la ko léegi au lieu que ministère bi ñu dénk wàllum transport dem lijjanti corruption bi am ci booy passé code xool mafia bi nekk service des mines ak booy def visite technique oto yi ñuy bàyyi ñuy jàll alors que ay danger lañ lii nga xam ne bokk na ci li tax ay doomi aadama yu baree bari di ñàkk seen bakkan ci tali bi at bu yàlla sàkk ñu bàyyi fa loolee lépp naan boo amul fanweeri at duñ la jébal permis sàngam alors que chaque jour nga gis ci tali bi ay magum jëm romb ñeent fukki at jàpp juróom fukki at di dawalee nu mu leen neexee lii tamit chauffeur yi am nañ ci wàll mais état moo war a teg ñëpp ci yoon mais dañ ne patt bàyyi secteur bi ci anarchie gu jéggi dayo lu waay neex def manque de série bi am Sénégal ñun franchement daf ñu dépassé da ngay gis ni lii mooy problème bi buñ ko saafaraa lu bari réglé wu ñu bàyyi ko fa dem di lijjanti beneen mbir naan ko amul fanweeri at doo am permis sàngam te ndaw yi war a liggéey dimbali seeni waajur lii sérieuxwul léegi nag bu ñu jëlee transporteurs yi ci seen côté nee nañ tànk li ëpp solo ci seen revendication wutuñ ci solution daañu wéy di làbbali grève bi maanaam secteur yu bari ci réew mi dafay wéy di paralysé wu jarul sax ñuy lim mais ñu ko gisandoo kenn du ci mucc ndax da ngay war a xëy liggéey mbaa doxi sa beneen activité doo gis oto bu la yóbbu lii lépp nag li ñu ko yóbbee mooy kilifa guddul sàmm kàddoom ak anam gi ñu yoree suñu réew yi ñun muy on met pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ku ne la mën ñu bàyyi ko loolu noonu ministère bu ne ñu teg fa ki ko yeyoo ba noppi maîtriser secteur bi Sénégal nomination yépp politique ak yaama neex la jëlal tey Mansour Faye bi nekk au cœur du problème bi sénégalais di jànkoonteel fan yi yépp ndax ñàkk sàmm kàddoom ban mérite la am maay gros président maay magu première dame depuis 2012 secteur bu mu laal mu yàqu ci ndox mi ak wàllum assainissement lañ ko njëkkoon yóbbu mu toj kaas yi ñu tuumaal ko fa wàllum corruption ndax moo jëlee mbir yi ci waa STE jox ko groupe français bii di Suez ñu soppi affaire yi def ko Sen'Eau ak benn système bu bees balaa ñuy signé contrat boobilee ñu jëlee ko fa teg fa Serigne Mbaye Thiam comme si que moom yoonam newu ci boobu ba tey sénégalais yaa ngi jooy facture yu cher ak ndox moo xamante ni baaxul lii lépp liggéeyu Mansour Faye la bi coow li commencé bari nee naa leen ñu rawale ko foofu noonu def ko ministre du développement communautaire mu tombeek période Covid 19
sàccu milliard ci jënd dund gi ak transport bi yaakaar naa ne ëppul kenn dañ ciy profité bu baax a baax defar seen affaire coow li bariwaat foofu noonu am Mansour bàyyil nguur si fay ñu rawalewaat ko foofu noonu yóbbu ko ministère bi ci wàllum transport yi ñoo ko gisandoo secteur baa ngi mel ni tulleeg màlle nekk ci tànk nërmeelu ndax incompétence am ak ñàkk a dëggoom maanaam Mansour Faye bu ngeen fàttalikoo mooy temps booy buñ daan football ki moom bal bi donte xamul dara mais dafay bokk par force su ko neexee doon attaquant su ko neexee doon milieu terrain su ko neexee doon gardien de but kii mooy Mansour Faye tëli na mënul nangul bàyyi mais teewul chaque remaniement dafay bokk ci gouvernement bi parce que mooy gros président moo ko may jabar moo tax réew mi du jug ci ay cas ak yu dossier ndax ay incompétent ñu jiite da ngay wax ba sonn yenn abonné yi amee waat fay crise cardiaque ndax xol bu métti kon mbir yi dañ ko yemale fii taxaw seetlu bi loolu la woon di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat.